Assalamualaikum, Anangen. Welcome to another brand new season of the Yafi Touch. Yafi Touch. Gambia, kii moo fi toj tojaat fi kenn du fi toj moom rek. Toj rek, toj kese. Xanaa rek jeex na. Season 2 lañu wax. It's your girl Tida DK Badji dara du fi yomba ñun ñëpp xam nañ duñ ko defee fii si programme Yafi Touch bi. Yafi Touch bi nag bii yoon. nar naa saf de ndax dinañ am ay politician ay artist designer. So I'm a guitar player. Ci guitar bi laay composé samay songs lu ci ëpp. Sometimes ma composé yenn ci piano bi. So anytime bu may perform sur scène damay play ak sama guitar. képp ki nga xam ne yaa ngi si biir dëkk bi nga am fi nga toj wala di liggéey lu rafet di liggéey lu nice mun nga ñu contact. Yafi Touch. Yafi Touch. Yafi Touch. Yafi Touch. Comme fu ma jógee rek laay dellu si. Gambia ñu ñor. Whatever we have Gambia lañ ko dee indi. follow suñ Facebook bi Instagram YouTube fépp lañ nekkal fépp fi nga xam ne nit mun na faa gis nit rek ñu ngi fa nga ñëw toog jàkkaarloog man jàkkaarloo askan bi ñëpp nga wax ñu fi nga toj xanaa du loolu neex na yëpp fii la moo xam ne saa su nekk comme nuñ ko dee defee rek time bi 8 PM fii si Voice Out Digital. Yafi Touch Season 2 on Voice Out Digital, your hottest of the hottest TV show in the Gambia. Yafi Touch ngeen si àndandoo seen xarit seen soppe Tida Badji. Yafi Touch every Saturday ci Voice Out Digital. Yafi Touch programme bi dab seen bànneex ngeen si àndandoo seen star Tida Badji. Yafi Touch yow mi Yafi Touch. Proud sponsor by Arms Couture, Bidéo Couture, The View Apartments, T-Trading, Pericles, APS International, your number one choice for international money transfer to Africa. Yafi Touch on VOD every Saturday. Deko setan yo. Assalamualaikum, maa ngi nuyu ku nekk sa tur ak sa sant man la seen xarit seen doom de Tida DK Badji di Jola model ak comme ni ko defee rek si programme Yafi Touch bi wax naa leen ne season 2 bi du yomba ndax season 2 bi képp ki nga xam ne am nga foo toj rek nañ la office si programme Yafi Touch bi nga ñëw ñu waxtaan ak yow di nuyu fans yi képp ki nga xam ne yaa ngi enjoy programme Yafi Touch bi rek ñu ngi laa nuyu di ñaanal ñi nga xam ne tamit ñu ngi feebar yàlla may leen wér tey nag dañ am gan boo xam ne mooy loolu suñ gan gi yaakamti woon naa ko am si Yafi Touch bi ba bëgg a dee mu nekk kenn lu dul général benn général lañ am ndax loolu la wax mu ne moom mooy benn général bi su ma ne général bon ngeen a xam kuy général mu nekk Amina Diagne madame Guèye mu nekk jigéen boo xam ne recently gis nañ ne mu ngi si Facebook bi di waare nit ñi di wax nit ñi affaire yi sëy naka la ñuy def ñun ñu sëyangul sax yenn saa yi dañuy naaf waaye ba tey rek ma bàyyi gan bi mu nuyoo assistant Ami asalaamaaleykum. Waaleykum salaam. welcome to the Yafi Touch programme yaa ngi ree rek xam naa di dem rek kii man Diagne la problème bi mooy tojuma fenn. yaa toj Facebook yaa toj Facebook yaa toj Facebook. Facebook bi moom mooy loolu xam nga Facebook comme liggéey yu fa yóbbu foog ñu def luñ fa war waaye buñ génnee ci Facebook bi. we just like everybody else. so ñu ngi wax asalaamaaleykum Gambia. asalaamaaleykum àdduna di leen nuyu ku nekk sa tura sa sant di leen ñaanal di dellu sàkku si yéen ñaan. ñu ngi seet ñëpp fu ñu nekk di leen wax thank you so much and thank you so much for having me. ñun dañ kontaan tey man lu ma jaaxal sister Ami di mu ñëw mu ngi ree rek mu ngi ree rek. but this is sister Ami in real life. General on Facebook. I have a. te daal day mel ni nangul rek comme ma amee léegi Facebook. it's personally business. but su ma génnee Facebook am a different person. macha allah loolu moo taxit bu leen dee judge the book by the cover. man bu ma ko gisee man suma boppa I was like buñ balaa ma koo gis I was scared waaye fu mu nekk nii xay lu ma neex ma def. waaw lu la neex ma def lu ma neex sister Ami. comme nu ma ko waxee rek ñu ngi laa welcome si programme Yafi Touch bi. Yafi Touch bi nag programme Gambien si la képp ki nga xam ne am nga foo toj rek muy ministre di président di ñépp comme guerre waaw léegi tey bëggoon nañ ñu waxtaan ndax recently gis nañ ne Gambien si ñu bëri ñu ngi dugg si affaire yi sëy dañ xam nga Gambia dafa am time boo xam ne si sini sëy la day nekka waaw mu ñëw nekka loo xam ne nag daf dee andi problème yu bëri benn dañ dee wax ne si góor yi la ñaar dañ dee wax ne si jigéen ñi la waaye most of the time góor yi dañ dee wax ne suñ jigéen yaa moo ko pooj ñeneen ñi tamit dañ dee wax ne suñ góor yi ñoo mënta amee jigéen moo waral tey ñu oola si programme Yafi Touch bi pour ñu waxtaan yow naka nga gisee sëy Gambien bi léegi non li garaaw na comme guerre xam nga problème bi mooy mënuma wax anything si sëy loo xamante ni dunduma ko waaye ñaar ñuy dëkk rek ñooy am problème te sëy neexul daf dee mun a nekk si jigéen mun a nekk si góor waaye comme ñun jigéen ñi ñooy yaay te lu baax rek ñoo ko jur
foog ñuy gën a muñ rek pour sëy yi mun a dem kanam. this is our problem waaye dañ toll si jamono boo xam ne ñun as jigéen dañ def foog ne we are superior to men and foog naa ne most of the time foofu la problème bi dee ñëwee. waaye buñ muñalantee rek dina dem su neexee yàlla. buñ muñalantee waaw comme sëy bi moom waame la dafa am weeri koor ñëppay sëy after weeri koor. waaw tas bi bëri. foog rek ku nekk parce que jigéen ñi bari nañ góor ñi bari nañ waaye ki romba jigéen ñi ñëpp ñëw sa kër ñaan la jabar kooku war nga koo mun a sëyal war nga koo mun a muñal war nga koo mun a def kilifa teg ko foo tegut kenn te jigéen boo sagalee sa góor rek moom sa góor fii sëriñtu yooyu yëpp ay seconde la defal ni mu waree rek then you good. macha allah loolu dëgg la waaye anti ami ñu bëri dañ dee wax ne sëy first 3 months yi moo gën a métti dal 1 year bi. because ñu bëri dañ dee wax ne suñ sëyee comme nuñ ko waxee rek ñeneen ñi dañ dee wax ne sëy bi first 1 year bi moo dee métti. ñeneen ñi ñu ne 3 months baa dee métti. ndax si 3 months bi si ngay gis sa partner jikkoowu nga seet na di nga mun a toog ndax doo mun a toog. loolu lu am la ndax. waaye xam nga ñaar ñoo xam ne dañ yaroo different kër obviously duñ bokk a jikko soo ku ñëw ku nekk soo ñëwee sa jikko boppa nga andi foofu la muñalante bi important because yow ki nga xam ne yaroowuloon benn kër soo leen demee ba bugg a dikka war a bokk benn néeg bokk benn lal obviously jikko yëpp dinañ génn ku nekk ni nga mel di nga ko wone foofu nag understanding moom ngeen di lal pour soo leen buggee dem because relationship any ships that not taking you anywhere abort straight away relationship boo xam ne du la yóbbu fenn jarul nga soona si waaye nag comme sëy lañ wax te lu yàlla takkala ci aras mu doog a wax foog ñuy jéem a muñ ñun jigéen ñi loolu la rek waaye du góor ñi rek a am jikko jooju am na jikko jigéen yoo xamante nii boo leen gisee da nga naan the Virgin Mary boo leen takkee ba indi la seen kër ñoo raw kankurang foog naa it work on both sides lii foofu first 3 months il tax muy métti yéen a ngee start xamante bu ñu làmmiñe dëkk léegi-léegi ñu jàppoo moo tax jigéen sooy sëy waruloo bari xarit waruloo bari loo joteeg sa jëkkër nga génne ko ci biti because loolu tam dafaa jox nit ñi access to sa married life man ay rather ñu sort ko out dan ñu am third party di ko dégg because lu tas ñoo ko tas loolu dégg la léegi ndax yow gom nga lu gars yi di wax ne jigéeni Gambien yi moo kuñ foot ay man maa ngi laajte sista Ami lu nekkati déedéet man nga bëgg a yóbbu kër yaa ma di tax falaa bañ a dégg nii bi laay cama cantega lii tam dina neex anyway du jigéeni Gambie xam nga nit ki looy def te wane ci kersa lu bari doo dee dem dégg la jigéen da nga war a am kersa parce que ñun suñ boppa rek secret lañ ci suñ boppa waaye jigéen sa diggante sa jëkkër warut a am kersa jigéen war ngaa mun a ñàkk a jom sa diggante sa jëkkër ba bu mu wéet waaye boo génnee ci biti réyal ba bu la kenn ñeme waaye ñun jigéeni Gambien bi dafa bari ci ñu rëy ñoo xam ne loo ko wax def ko rek dafa foog ne da nga ko yeb waaye léegi nag yaag sa jëkkër demal ba ground floor man maa ko signé waaye jigéeni Gambie du ñëpp bañ a moo ko pooj lan la ku nekk jigéen bu nekk yaa xam ne nga tojee sa boppi jën waaw ñoom dañuy wax ne sénégalais si luñ mun a def Gambien bi mun nañ because sénégalais digganteem a jëkkëram amut ci boundaries Gambien bi nag foofu la dugalee boundaries because xëj na is the way that we are brought up loolu la dañ ñu brought up ñu am limitation in life loolu moo ñu dee xaj lu bari mu ñu gën koo xamee ci kersa waaye léegi foog nga diggante góor ak jigéen surtout soo leen dëkkee nag foofu kersa amatu fa non nañ génnee rek nañ génnee sista bi mu ne kersa amatu fa kon góor yi ñuy wax ne jigéeni Gambien yi moo kuñ poñ du jigéen ñi ñëpp nag du ñëpp de pour la man dama la dee seetaan dégg naa nag dee wax jigéeni Gambie ak ñoo am solo jigéeni Gambie rek si moo ko pooy déedéet kay yii ñun dañuy yokk ñeex doon ci la yëpp la ñuy def pour ñun rek waaw loolu neex na comme ni ma leen ko waxee rek anti Ami yaay la tamit ba tey anti Ami yes waaw léegi Gambien bi gis nañ ne recently tamit rape case yaa ngi bëri li nga xam ne dañ dee wax ne yaay yi tamit dañ si dee bàyyante ko torop lan nga war a am pour wax si loolu xam nga suñ yaay yi suñ let's say suñ sisters yi most of ñu bari dañ bugg a dunda life boo xam ne aaguñ fa xam nga soo amee $10 bugg a dunda life yi $100 daf dee métti yow mu óor la ne mënuloo defal sa boppa dara nga am doom bu jigéen di ko bàyyi mu génna su ñëwee indil la lekk nga réer ba suur xalaatuloo fan la ko jëlee ak naka la ko war a amee obviously yaa ngi put sa life yi doom at risk parce que léegi toll nañ jamono boo xam ne kenn seefatut our borders are open
nit ñu bon ñi ku nekkaa ngee dugg si dëkk bi soo xamuñ kan mooy kan yaay yi foog ñu delluwaat si yari maam yi téye xale yi loo amut yàlla la ko xaj nit mënut laa may lu la yàlla mayut yaay buñ gëmee loolu xëj na rape cases yu bari dina wàññeeku nañ toog di seet xale yi man dama fiir ba fiir si doomi jàmbur man bugguma xale buy taxawaalu bugguma xale buy dox waaye foog naa ne suñ yaayaa ñu gën a xam loolu lu bari nag boo koy wax ñu ne waane la waaye du waane jamono jiñ toll nii sikki ma la kandoo ku yuuxuwul rek da nga muuma waaye fi mu nekk nii moom yàlla rek moo ñu mun a sàmmal boppam. mooy dégg gis nañ ne bu njëkk réeb daf daan nekk si jigéen kese. waaye recent ni dem nañ ba gis ne dugg na si ay góor. di réeb góor ay xale yu ndaw ndax yooyu amoon na ndax amutoon. well dunda gi ma dunda mun naa wax ne bari na mun naa wax ne bariwut waaye yàgguma koo stade di dégg bi ma ñëwee fii holiday si laa dégg ne réeb góor especially xale bu góor am na Gambia waaye foofu laay blame suma government because our borders as I say they wide open foofu la ñu government bi mun a dimbalee ñu seet kan mooy dugga ak kan mooy génna ku nekk soo amee criminal case boo am nañ make sure you're on the records ñu xam fan nga nekk si loo yëngu waaye ñu ngi bàyyi ku nekk di dugga di génn nu mu la neexee yii moom fekk ñu ngee def suñ boppa tubaab duñ jóg ci am incident yi tubaab yi nañ leen delloo buy ca mboy ga buñ buggee dunda ni suñ maam yi daan dundee nekk Africans we are Africans our culture is very rich waaye su fekkee ne ñun liñ am dañ ko xeeb di utile leneen xam duñ jóg ci am loo xam ne daf ñuy gàllankoor saa su nekk mooy nekkal lu dégg because affaire rape case bi nekk na loo xam ne fu mu nekk nii kenn ñemee tut déedéet all the time nit ñi dañu dee wax ne wax leen waxi rape case bi si Yafi Touch bi wax leen si moo tax it last week amoon nañ si Ibrahima Diallo mi nga xam ne waxtaan nañ si tey nag ma gis na yow tamit yaay nga te dama day gis Facebook ñu bëri ñoo la dee si tax am nga followers macha allah comme ni ma leen ko waxee rek moo toj Facebook léegi moo tax ñu bëggoon ñu nga waxtaan si because am na ñoo xam ne tey yaay yoo xam ne buñ dégluwut keneen sax suñ dégloo Jaañ ne wax na li xarama déglu lu mu wax lu am la ba tey rek government bi comme ni ñu ko waxee ñoom tamit ñu ngi leen a ñaan li nga xam ne mun ngeen siy def pour dimbale ñi pour rape case bi mun a wàññeeku rek mu wàññeeku di jaajëfal sponsor yi tamit APS ma leen faatee ndax su dutam ñoom soo bi du dem APS non ñooy toj dëkkal bi ñooñu liggéey lañ déedéet kay suma dëkkan waree damaa def nii rek duggate xam nañ customer service waaw that's one thing I know about them I love about them as well dinañ la waxtaanal xale yi am nañ yar honestly APS day the boo demee doo dee bëgg a non boo demee rek seeda gim seeda non maa ngi APS mooy ñooñu bokk nañ si sponsor yi ndax mënoon nañu toog ne déedéet duñ sponsor Yafi Touch bi waaye defuñ ko ñu ngi si jàppawem dëgër The View Apartment ñoom tamit ñu ngi leen a jaajëfal ñoom tamit képp ki nga xam ne yaa ngi ñëw Gambia ngay xalaat fan nga mun a toog fan nga mun a dëkk fu set rek di nga ñëw The View Apartment ñoom tii trending am skutu anti ami am naa ñawkat yoo xam ne buñ la ñawalee rek nga kontaan balaa ngaa ñibbi dinaa la jox gaay yi wax ñoom am suñu solal ma waaye man ñëw rek laa bëgg waaw xam naa ne da nga bëgg a sañse moo tax bu ma paree boole laa ñoom am ñoom tii trending ñëpp ma boole laa ñooñu noonu pour ñu ñawal la ñëpp si sponsor yi lañ bokka incha allah waaw ba tey rek duñ def dara lu ñu dem ti sol bi rek suñu si dellu si rek mu gën a ne bu leen poussé place yëpp fii la madame Guèye lañ fi am tey bu leen dem maa ngi nii bu leen dem yëpp fii la Assalamualaikum ana ngeen welcome to another brand new season of the Yafi Touch. Yafi Touch Gambia kii moo fi toj tojaat fi kenn du fi toj moom rek toj kese xanaa rek jeex na. season 2 la ñu wax it's your girl Tida DK Badji dara du fi yomba ñun ñëpp xam nañ duñ ko defee fii si programme Yafi Touch bi nag bii yoon nar naa saf de ndax dinañ am ay politiciens ay artistes designer. So I'm a guitar player. ci guitar bi laay composé samay songs lu ci ëpp. Sometimes ma composé yenn ci piano bi. So anytime bu may perform sur scène damay play ak sama guitar. képp ki nga xam ne yaa ngi si biir dëkk bi nga am fi nga toj wala di liggéey lu rafet di liggéey lu nice mun nga ñu contact. Yafi Touch. Yafi Touch. comme fu ma jógee rek lay dellu si Gambia ñu ñor whatever we have Gambia lañ ko dee indi. follow suñ Facebook bi Instagram YouTube
fépp lañ nekk fépp fi nga xam ne nit mun na faa gis nit rek ñu ngi fa nga ñëw toog jàkkaarloog man jàkkaarloo askan bi ñëpp nga wax ñu fi nga toj xanaa du loolu neex na yëpp fii la moo xam ne saa su nekk comme nuñ ko dee defee rek time bi 8 PM fii si Voice Out Digital. Yafi Touch Season 2 on Voice Out Digital, your hottest of the hottest TV show in the Gambia. Yafi Touch ngeen si àndandoog seen xarit seen soppe Tida Badji. Yafi Touch every Saturday ci Voice Out Digital. Yafi Touch programme bi dab seen bànneex ngeen si àndandoog seen star Tida Badji. Yafi Touch yow mi Yafi Touch. Proud sponsor by Ams Couture, Bidéo Couture, The View Apartments, T-Trading, Pericles, APS International, your number one choice for international money transfer to Africa. Yafi Touch on VOD every Saturday. Deko Setan. Alright, welcome back. Comme ni ma ko waxee rek si programme yi Yafi Touch bi yëpp fii la tey ñu ngi am madame Gueye waxtaan bi neex neex su ma sañoon moom tey dañu waxtaan ba ëllëg waaye time bi moo ñu ko dut may ñu ngi si second break bi sister Ami ba tey rek léegi ñi yaa ngi dégg Jaañ général bi Amina Jaañ madame Gueye bi bëggoon nañ nga wax kan mooy madame Gueye tuuti rek. Madame Gueye Amina Jaañ la born and bred in Serekunda fii laa juddoo fii laa màggee benn ma tukkee ma ñëw ma tase fee suma jëkkër Ibrahima Khalilulaay la ko koy xariti yàlla bi muy góor gu baax ma bëgg ko lool tamit maay ñaareel bi su teggee jëkkëram waaw maay ñaareel bi jaaxal away maa ngi nii Gueye moolum géej waaye duma dara gannaaw taalu bi rek laa di jigéen nag te nangoo def suma jëkkër kilifa déggal ko tam si everything just because déggal naa suma jëkkër doesn't mean ne I didn't have a say in the marriage man am very stubborn su ma amee anything to say I'll say it but that doesn't mean ne duma ko teg place am teg naa ko place am man nag nit koo xam ne laa xale bi gën a ndaw mun naa waste suma time respect naa everybody soo ma gisee Facebook xamuloo ma you'll judge me but always dama def na get to know me first I might surprise you. li ma gëm tey waaye daal maa ngi nii man daal duma dara gannaaw mbindee fi yàlla rek that's what I am. dégg nga macha allah loolu moom man mun naa koo seede te Sala Ndiaye tamit ñoom suma boos ñëpp ñu toog fii yëpp mun nañ koo seede ndax Yafi Touch bi moom ñëpp a si xëcc mënoon naa wax ne du ñëw cause mu ne ma Tida yow xale bu ndaw bi mënoon naa seet suma profile bi ne xale bu ndaw bi war naa wees suma time waaye defut loolu te bu ma ko koolee yaagul rek moo ko rek mu ne ma baax na dina ñëw which I appreciate so much di la wax thank you si loolu noonu. Thank you for having me. waaw léegi madame Gueye naka nga gisee Gambia bi. comme guerre. Gambia métti na de dafa métti Gambia seer na Gambia métti na Gambia bari na nit ñu bon Gambia bari na lu bon te that wasn't the Gambia we know. This is not our Gambia. This is a Gambia that's been created I don't know by who waaye fitut ñun suñu personality because Gambia bi ñu amoon loo am boo demee marché duga loo am loo soo ñàkkee boo demee kër jàmbur ñu may la léegi ñi doon may ñooy nëbbatu marché yi nag kenn doo fa laal dara kon Gambia wécceeku na Gambia métti na dangaa fay bills for no reason nawet di moo nga recharge di moo ñu fay la laka sa télé laka sa fridge loolu su fekkee ne amuloo ku laa dimbale benn loxo du ko mun marché bi is a no go area school bi dangaa gis xale yaa ngi taxawaalu si mbedda yi di ñaan lift ba 5-6 o'clock in the evening that's heartbreaking suñ health system bi God where do I start with that boobu kenn waxatu ko ndax nit ñaa ngee dee di am doom xale yaa ngee dee si dañ leen doon operate courant fay kon Gambia métti na suñ ko waxee ak suñ ko waxuta si em na Gambia it's really on its knees te waxuma ñun ñi nekk Europe di believe loo ñi nekk Gambia ne Gambia has developed ba soo ñëwee ba gis Gambia you know that there is nothing that we call development in the Gambia su ñëwee si gis naa ne loolu jubóo police yi daal saa su nekk yaa ngi leen a dóor daal. woyaan gi lañ war a bàyyi nañ bàyyi woyaan. waaw tey rek si suba rek dugg na si ma ne ay man suma anti bi tamit. nañ bàyyi woyaan nañ bàyyi woyaan. gis naa ne saa yu nekk yaa ngi dóor gaay daala te mu nekk li nga xam ne mooy dëgg ndax dëgg neexut a wax. yenn saa dangaa dem si station bi bugg a joxe sa statement sax ñu di la andi clis kalas. saa ca ñëw sa kër ñu saaca la. nga dem si police station bi doo si am lu la neex. dañ ko release saa su nekk yaa ngi dóor gaay daala. lu tax ngay dóor gaay daala nag. There's the law.
seen liggéey mooy to protect the Gambians waaye they are worst nightmare dangaa am sàcca dafaa ñëw sàcca la nga dem police fekk ñu release ko te buñ ko détaillé ba pare release ko without letting you know nga ñëw ñu ne la dañ war a deyal case bi waaye yow mi lijjanti sa alal ba jënd sa bagage da nga ko soxla su la ko nit gënee bugga nga dem ci boppi yoon bi waroon nañ laa mun a taxaw waaye police Gambia xaw ma lan laa leen war a tuddee police Gambia ñu ngi ci dañoo jël susu nit ñi ba pare tuxu police nii non du jaaxal police Gambia nii duñ transfert dañoo ñëw suñ Johnson wi sotti fa susu dem taxaw bundu doo kay police Gambia dañoo woyaan léegi dañ laa stop si yoon bi ne la masque ñu óora la gisa ñu ne la paagal nga paag di leen xaar ñu ñëw ne la waa joxeel dara ak time buñ nekk nii masque moo gën a important joxeel dara life yi Gambian si moo war a gën a mata ba pare police Gambia rek nga am case nga dukk ko mu niilal ki am dëgg jox ko fenn that is not good for Gambia that is not good pour suñ développement lii yóbbu Gambia gannaaw police yi ñoo si jiite suñ sañoon kenn du leen wax dara parce que am nañ 9 to 5 job am nañ loo xamante ni mun nañ koo respect dundalee ko seen njaboot waaye amuñ si seen salary rek police Gambia sister Ami fooguloo ne seen salary bi moo tax gars yi di def lii yëpp because most of the time nit ñi dañ dee wax ne police yi seen salary fajut dara ana teachers yi ana doctors yi Gambia du benn liggéeykaay rek nga wax koo teg ci place interest am laa jiital before interest nation bi it's not just the police I render them useless that doesn't mean that the teachers or the doctors are not doing it because léegi ordre si sax am nañ pharmacie soo demee Gambie Banjul lopitaan yi amul garab waaye koñ bokkoof am na pharmacie loolu nit na pour ñu woori de government bi ñoo si war a jóg dimbali ñu si fexe ko gis nga moo tax man la tojuma fenn yaa bëgg ma toj fii te lii laay bañ danga toj sister Ami toj bi laay bañ dañ maa yóbbu si kër yaama di tax nañ nga yóbbu fii mooy yaa fi toj waaye man dawuma coow sax nañ ma yóbbu xam naa ne dawoo coow te ma ni daw ma coow man kenn du laal sister Ami ma di la ma di ko seetaan non honestly but Gambia government ñoo ñu war a dimbale si everything nag the police IGP of police war naa mun a toog buñ toog rek si air condition offices si nañ génn di seet police station si li fa xew because barki démb rek am na benn case boo xam ne dañ sàcca mobile ñu call ma di ma ko wax ma ne xay xam naa police bi amee case bi ma call ko waaye jànxa bi lu ma wax mooy soo ko callee sax du nangu ñu dem jëli ko parce que mu ne dafa bëgg a ñu rey case bi hay ma ne ko naka ngaa reyee case bi mu ne dafa bëgg a ñu jox ko xaalis ma call ko ma ne ko soo reyee case bi ma demal la live the next day la call jànxa bi ne ko kaay jël si phone bi so this has to stop moo tax police Gambia dina liggéey ba pension soo ko gisee da nga koo éene sarax because ni ñoo jëflante ak léegi nga jëflante koo xam ne xam na lu la yaaxal te billaahi amul benn amount of money bu ëpp sa dignité loolu la government ni Gambia war a xam loolu nekkalu dëgg ndaxte ñun suñ boppa dañ si di am lu ñu métti yenn saa yi nga toog xale bu ndaw nga liggéey ba bëgg a dee ñu ñëw dugga sa biir kër man maa ngi ni fii la sàcca ñëw dugga suma biir kër def ma naka su noonu jël na suma bagage yi yëpp waaye bàyyi naa la dee leen dee baxal ketul yi teg ko ci boori lal yi waaye tamit óorut anti am man soo duggee suma néeg mun a disappear soo mënta disappear dootoo ko defati sàcca bi daal ñëw na fii dugga si suma biir néeg mu ne xam naa borom yaa fi toj bi naa ko woon loo xam ne déedéet kay waaw loolu la ma def waaye daal moo taxit daal fan yi moom topic ki sàcca rek laay andi waaye ndax yóbbu dara déedéet jot si yóbbu dara moom jot nañ suma néegoo si jaalaat ñoom because bu moo yóbboo si la gaa ñëw dimbale ma ñu téye ko waa yóbbu nañ ko dem naa ak moom bekkoon warulee naa dem police warulee sàcca ku ko jàpp bul ko yóbbu police dañ koo bàyyi sa gannaaw waaw waaye léegi xam nga loi bi wax na ne loi bi doxul nokkas leen rek bañ mel ni seasoning man sàcca yóbbu police waste sa time la dégg nga every day da ngaa fay dem report yi instead of moom report yooyu yaay report because dama suma dem liggéey dama fa war a dem by 9 te man maa ngi war a report office by 8:30 so dama war a nekk si police station bi ba 11 ma door a mun a dem liggéey waaye suma boss tamit amoon na understanding ne maa ngi amoon case si police station bi ba tey rek ñu ngi si programme yaa fi toj wax naa ne waxtaan bi tey dina neex dina mel ni cundu tiri sipa origay niñ ko dee waxee sister Ami ñu gis ne tamit dugal nga si affaire yi lopitaan bi jigéen yu bëri dañ dee complain ne léegi ñoom jaral na leen sax ñu wasinee seen kër yi duñ dee ñemeñ a dem
si lopitaan bi ndax buñ demee si lopitaan bi duñ dee am proper care buñ bugga wala duñ am garab bi nga xam ne loolu lañ leen war a jox suñ ñëwee ñu ne leen ne demal jënd garab fii demal jënd garab fii waaye ba tey garab bu ñu dem jënd si biti si biir lopitaan bi la jógee ndax nga gisee mooy li ma doon wax rek ne even the oddlies have pharmacies ñoom ñi la wax nga dem jëndi garab si seen pharmacie nga dem jëndee garab ñu delloowaat ko seen poos after buñ sàccee garab yoo xamante ni was meant for Gambians léegi su fekkee ne soo demee lopitaan fa ngaa deeyee nga toog sa kër moo ko gën xam nga foofu la Gambia tool moo tax Gambien si kenn warta nelawee seen bët gis nga nit ki doo ko bugg a ba ne ko yàlla nuyu na la te gisuloo yàlla Gambien si nañ bàyyi di kii laa xam di faral nit ci loo xam ne du dégga because nga toppa nit ki mu óor la na kii li moo def feebawut keneen ak keneen waaye nga jiital ko sa rek parce que yaa ngi am dara ci moom du yóbbu suñu dëkk bi kanam nañ leen waxante dëgga Gambia is not going anywhere te pour Gambia dem dañ war a gestu suñ health system bi first because loolu mooy priority néew de doole yaa ngee dee waaye whilst ñoom suñ feebaree seen doom yi ñoom ñëppay naaw dem faju ji léegi ku amul loo naawee foo jëm nga toog fi def la dem di rang ba àgga ñu ne la jëndal ñaari paracétamol Gambia is the only country bu ma dégga ñu ne naka la garab bi tudda am na garab bu ñokket am na ku ma ko doon woon last time ma ne ko ñokket mu ne ma tiida luy ñokket ma ne suma boppa bàyyi metti ñu ne ma naanal ñokket ma ne leen ñuy ñokket mooy pain ñu ne ma dafa faj everything waaw ku bee jaara Gambia su leen suma aha dale nga def naka système bi nga jënd jaaxle jënd ñokket man dama xam lan ay ba pare ñokket tablette baaro bom mu ngi jékki-jékki man xaw ma dañ ko war a xooyal na dañ ko war a naan na dañ ko war a yéey dangaa wana loolu waaw ma xool ak ni ma ñexee rek duma ko mun government bi daal foofu la ñu war a dimbalee si docteurs yi docteurs yi instead docteurs dafa war a am shift waruñoo dem di xaar docteur mu liggéey si su kii wàccee rek war naa am ku mun a take over waaye docteur wàcca 10 o'clock yow nga ñëw office 9 o'clock 10 o'clock yaa ngi si kër jàngaay di naan ataaya ñu ngi laa toogal añ patients yaa ngi tëdd di la xaar ana docteur bi ñu ne jëndaleen pétrole si ambulance bi dem jëli docteur waaye lan la government bi di def lopitaan yi lu tax ñuy ñàkk a générateur lu tax courant war a fay si lopitaan yi lu tax lopitaan yi waruñoo am garab lu tax nit ñi di jógee dëkk ba dëkk di ñëw si benn lopitaan bu mag waaye ñoom ñu ngi am xaalis di faju ji Europe di def lu leen neex di dawal 4 wheels di dëkk si kër yu baax yi and then we the Gambians have to pay for all that métti na moom loolu moom soo si waxee anti ami man dinaa si sànni ay kàddu ndaw ndax taa yàlla si gannaaw gis ngeen ne yaa fi toj bi ñëwuma woon because dama xaloon na si biir tuuti buñ demee si lopitaan bi ñu ne ma docteur bi wàcca na naa xaar 6 la docteur bi war a ñëw su ma pane leen suma doom baa ngi feebar mu toog xaar ba docteur ñëw 6 and then it was around 4 ñu ngi ko hibalataay waaw li nga xam ne lu métti la woon suma pa mer foofu display ba bëgg a dee gars yi ne ma sa pa waruta mer ma ne leen war naa mer kañ ndax du mën a andi doomam tamit ñu ne ko docteur bi ne ko fi ndax benn docteur moo war a nekk tamit si this is the Gambia bu ñoo wax ne it has developed xam nga ku feebar nga ne ko xaaral docteur dafa wàcca docteur baa nga dem tëdd di siesta loolu it's not right loolu docteur bu ko def waruloo war a ñëw di next day dañ la war a saak waaye Gambia xam nga ko xam kenn moo tax ba dëkk bi du dem xam naa dangaa am degré boo xam ne danga war a jaay sipa ñu indi la ne la jox la ne la PhD nga am nu moo de nga toj fa rek moo tax ngeen tuddee ko programme bi fii nga ne lii nag mooy toj dëkk li ngeen war a wax si saami gars yi dañ dee wax ne Gambia bi dina métti waaye dina dem ndax ko nga loolu dina métti waaye dina dem Gambia bi is already métti dina dem nag moom fekk changing way of thinking goma dina dem all these people that call themselves intellectuals ñoo war a get together lock themselves in a room for a month or 2 ñu discuss lan lañ am problème ak lu ko safaral comme ñoo oyee seen boppa ay jàngkat ñoom ñoo war a seet lan mooy jëmale dëkk bi kanam comme ñu ne ñoom ñoo jàng waaye su fekkee ne ñi jàng koo si wax about politics mu ne I don't want to get my hands dirty well kon kanay politique dañ ñoo bàyyi to be governed by the people that has no idea of what's going on so Gambia waxuma du dem de waaye in the next 200 years boobu dina yàgg di andi boobu kañ la Gambia 1965 la ñu am independence ba léegi wax ma fan la Gambia dem
seetlul wax ma benn boor rek nga ne ma fii moom. toj nañ fi. waaw Gambie fu mu toj. kon pare naa ci wax ji wax naa leen ne tey yaa fi toj bi du yomba général lañ fi am moom mu ne dawul mu ne tojuñ fen Gambie dëgg la anti ami ba tey rek ñu ngi comme nu ma ko waxee rek ñu ngi si programme yaa fi toj bi dina naa fàttali ko yéen mi nekk di seetaan balaa ngeen ne waaw tey tey boo ganam bi ñu ngi waxtaan fàttali anti ami gis nañ ne tamit gars yi nu mu tudda yoon bi ñi dañ dee complain ne Gambie bi yëpp benn yoon la ñëpp benn time la ñu waata ñii di complain ne benn yoon la moo am si dëkk bi war na government bi war na moo andi yoon fii war na moo andi yoon fii bëgguma woon a dugg si affaire yu politique because Anti Ami ku la xam Facebook ma ñun buñ laa xam dañ la xamoon si politique wax dëgg neex yàlla buñ gisoon yaa ngee support di support all of a sudden ñu ñëw toog rek Anti Ami ñëw Gambie rek seesi rek mu ne bàyyi na politique no let's rectify that. I didn't say buying up politics. I said I'm taking time off politics. A break. Yes. A break. Okay. Mu jël a break. Léegi ñi naan ndax Anti Ami jëkkëram moo ne mu bàyyi politique ñi naan déedéet dafa amul lu ko si neex xam nga rek coow li bëri man nag ma xam ne suma Anti Ami la man maa ko ñeme ñu andi si yaa fi toj bi ma laaj ko Anti Ami ndax ñu ngi tuumal suma oncle ñu ne suma oncle moo ne toju leen fenn bàyyi leen ma léegi ñu ngi tuumal suma oncle ne suma oncle la tax nga bàyyi waaye nag man jëkkër bi ma am yaaram la xam na ne dëkkuma Gambie te li ma doon def mu fekk ma ci daf ma si dee encourage man su ma toogee ne du ma def live sax moo ma wax ne soo defut live ñi la doon toppa kon duñ laa waxaat so daf ma dee encourage on that side politique bi nag daf ma si fekk te dafa nekk suma DNA dama take time of politics benn parce que looy def te gisuloo ci yàlla jarul nga continuer ko neex na ngay support nit ki nga gis léegi mu bégal la wala mu def li laa bégloo not man personally waaye loo xamante ni su nit ñi werantee man ma ne waaye def nañ ci naan ma mun a ekkati suma loxo waaye booy toppa nit ki te li nga taxoon nga ko doon toppa gisuloo ko ku xamul fi nga jëm da ngay dellu fi nga jógee looloo tax ma take time of politics waaye waaw ma jël break waaye du suma jëkkër moo ma wax ne bàyyil wala dara car masàlla moom kay moolum géej encourage ma la gën a def ni que discourage ma yéen a ko dégg yéen miy wax ne Anti Ami xanaa jëkkëram moo tax mu bàyyi break la suma jëkkër yaaram la du dugg ci yooyu sax gis nga Anti Ami nag su tegee jëkkëram am na góor moo fi gën am na vidéo bu ma seetaan mu ne jëkkëram xaw ma daf ko sanse na moo xaw ma naka imam bi waaye ne ko na imam bi du jaaxal saa yoo ko gisee muy julli ci jumaa bilaay cëral imam bi rek waaye imam bi gënu koo jàng daf ko jox cër rek dama dee réew loolu ba bëgg a dee ma ne bilaay Anti Ami ku ko toofa du baax waaw ba tey rek Anti Ami ñu gis ne tribalisme bi tam bëri si dëkk bi kër yaa ma di tax laa bañoon a dem bilaay du ma dem bilaay doo dem du ma nangu sama dem fa joolaay nekkee nii ñale nekk nii te Gambie bu njëkk loolu amutoon soo ne diw naka nga def rek ñu ne la Gambien la waaye léegi bañ nañ ko ba affaire si daal lépp tribalisme bi ñëw na yaaxa ko lan nga war a am pour wax xam nga man lébu laa te lébu ñëpp xam nañ ne Sénégal lañ cosaanoo waaye suma yaay pël la suma maam soose la kon man rest of the world la man mënuma wax ne tribe bi moo ma gënal am a Gambien I am everything so comme dañ wax ne olof yi Sénégal lañ jógee waaye suma maam Guinée la jógee am naa maam boo xam ne Touré la sant wax gu njuur la kon man day ji siix laa si tribalisme bi soo gisee Gambie demut lii moo tax ku nekk ne suma xeet a gën sa xeet te ñun ñëpp ñu ngi sosoo si yàlla teguñ ko fenn lu dul daf ñoo delloo gannaaw Gambie li tax mu tarda li tax du développe badi yaa faasa fekk tegeewuñ ko boor Gambie du dem moo tax may la in the next 200 years why I don't see Gambia going with these tribal issues ak this religion man jullit laa waruma allow Christian si fii ak fekk gisee wu nit ñi di gisee I'm sorry but Gambia is not going anywhere for a long time lii la nañ bàyyi affaire tribalisme buñ ko bàyyi ñu seen la dinañ ci am njëriñ non dinañ ko bàyyi dinañ ko jaañ wax na madame Gaye wax na te bàyyi leen tribalisme mu ngi man de suñu naa ko suñ bàyyiwu tribalisme man dama xamul lan mooy ndey sa xeet moo gën suma xeet yow suñ la xootee nga naaj ñu xooti ma naaj what is the difference ñun ñaar ñëpp ñoo sosoo si maam Adama ak Awa tubaab bi naar bi Chinese bi ñuule bi ñun ñëpp si benn maam Adama Awa lañ sosoo kon kana la wax si ban téere la yàlla wax ne xeet bi moo gën xeet bi
dañ ne xeeti rasulullah moo gën ci xeeti xanaa kon ñun ñëpp kay kon ñun ñëpp a baax waaw ñun ñëpp a baax nañ bàyyi yéen yi wax ju yàqu la koo gis nag mu naan suma xeeta su gën rek dafa fekk ne fam nekk ci boppam happy wu fa waaye soo konta xamee li nga doon gëm sa boppa nii du loo pour proof anybody yaa gën kenn dëgg la Anti Amie gis nañu tamit sa vidéo si yi nga dee def on Facebook nekkut ne si affaire yi politics rek nga dee nekka because gis nañu tamit saa yu ñu laalee jigéen rek nga jóg saa yu ñu laalee jigéen rek nga jóg lu tax loolu because seetaan naa sa ñaari vidéo yoo xam ne laal nañ jigéen tooñ nañ jigéen di dugal ay nataalam nga jóg si wax taxaw te nga ne bañuloo si dara ñu jógaat tamit taayale na le ñu laal ñu bëgg a laal Rohey Malick Lowe nga jóg si tamit taxaw ne soppatuloo nekkuloo si parteem waaye ba tey rek bugguloo ku tuutilloo jigéen waaye jigéen dafa néew doole soo segam yàlla mi ñu sàkk sax moo ñu yërëm kon ñun war nañoo mun a yërëmante te mënumaa feel like ne jigéen mooy magasin yàlla bi ñoo denc liggéey fii lu fi baax rek jigéen a la jur waaye di opposite side tam lu fi bon jigéen ay sa yaay kon war nañoo mun a make sure ne su jigéen amee lu ko naxari instead of ñuy point fingers wala di ut false why not ñu taxaw ñu solidarité nga xam ne moom si boppam bu paree dina wax ne ah def naa mistake de waaye ñi taxaw nañ ma kon next time dinaa xam fi maa taxaw suma tànka te dafa rafetul nga jël sista jàmbur wala yaayi jàmbur invent story bu bon wala jëf ju bon ba pare teg ko ci deram loolu jekkut ci benn góor moo tax man dama ne I am my brother's keepers waaye I am my sister's keepers anytime you touch a Gambian man dinaa génn su ma xamul naka la demee it doesn't matter soo rey góor nga wala jigéen waaye jigéen nag moo ci raw parce que ñun jigéen always ñoo dee ut fault si ku nekk moo tax saa yuñ laalee jigéen xalaatu su eboo sa nga nekk suma ennemi I just have to have my say. moo tax ma ne maay biri dawut waaw ndax bi nga génnee bu Rohey Malick Lowe bi ñëpp naan Jaañ ma foog mu ngi woon fële léegi mu ngi farle kii ma ne leen déet Jaañ mu ne bëggut ko tuuti it doesn't matter man nekkuma benn party right now waaye jigéen ak dama ne ak foo munti nekkal suma ennemi suñ la laalee dinaa génn kon xaaruma ban parti nga nekk at the end of the day parties yi dañoo jiital ñoo xam ne seen interest rek moo leen di yóbbu waaye ñun we will remain Gambians and we remain sisters either we like it or not we'll always be sisters mun nañoo am nag suñ bifi ñàkk a fayda yi xuloo tongo waaye su dara desul lu dul nañ leen solidarité Jaañ is forced to jump in the crazy masha Allah wax naa leen ne Jaañ Facebook ak Jaañ real life it's different léegi ñu gis ne élection baa ngay ñëw which is December 4 Gambien bi ñu ngi koo pareel naka nga ko gisee luy ñëw ak ban advice nga war a am pour waa Gambien si nga fa ne dara dina xew Jaañ coow li bëri na de yow coow yàgg naa bëri Gambia waaye bii coow li bëri na de tell you one thing about us Gambians dañoo wax ji te duñ dox bi that's one thing we good at pour coow li su élection bi ñëwee suñ winu di duñ def dara ñu bëri duñ génn a dem vote dëkk bi dafa am lu waatam gis nga su on the 4 jotee doxal nank nga dem vote ki nga bugg a votal nga delluwaat sa kër dem xaar results wante xam naa ne loi bi one thing luñ di tolerate mooy nga create nonsense in the Gambia dootoo ko defati comme dañ am seen fitna rek di seet tribe wala di seet ban parti indi problème ñu ngi leen di xaar December 4 nañ def lu leen neex dëkk bi am na loi loolu leen di wax daal dëkk bi am na loi kay nañ def lu leen neex waaye dootuñ ko ñoom duñ ko nettali ku leen bañ mbaaru guerre boobu kenn du ko wax léegi Jaañ nan nga bëgg si Gambie bi lan rek moo nga xam ne mën nga ko wax ne digga lii de moom like naa ko si Gambie suma jëkkër Anti Amie yow tamit wax ma leneen yow tamit waa dëgg la am nañ sa jëkkër am nañ buggal nga ko wax ñëpp xam nañ loolu ñëpp seede nañ ko gay balla mi ci ji mooy kooku bu may wax aw ma ci moom sago yaa ma wax li ma bëgg ci Gambie wax naa la ko suma jëkkër rek laa bëgg ci Gambie waaw Anti Amie waaw wax ñu beneen ak ban ak suma jëkkër waaye jëkkër bi itam ñàkk na lu waaj waaye Anti Amie waaye danga ma laaj waaw dëgg la waaw nee ma beneen ak suma jëkkër waaye yéen tamit waaw ok lan nga dislike si Gambie leen lan nga xam ne soo ko Gambie moom Gambians dañ am this believing ne everything loo leen defal dañ ko entitled not all Gambians waaye Gambians dafa feel like ne thank you ak please is an insult Gambian bi danga koo may ba pare mu xool la ba pare jox la gannaaw anam like faruma ko de
you should just say thank you. I mean xoolal jërëjëf jeexalul liggéey waaye seedal na xool. Gambian bi loolu la laak jërëjëf. ak please and thank you no boobu is against our I don't know why Gambian bi du say please and thank you waaye jaaxal na ma. That's one thing I dislike about Gambia. And then the second is the police officers. Police yi moom. Honestly si weeri koor bi man maa gis ba gis police bu taxaw di ñaan mayonnaise. Astagfirullah. déedéet kay Sénégambie Johnson ñoom ñetti police yu jigéen xuloo nañ susu maa ñu ngi paak moto yi xuloo nañ susu teguloo susu kii na teg nga susu ba si yaaga mu ne ko waa jox ma lu ma jëndee poti mayonnaise dama ne woon su ma ñibbee Scotland ma defal ko live waaye because du ma dee mun a muñ dama ñibbi bés boobu ma defal ko live boobu naxari dama torop ne police yi nañ seet ngir yàlla ñu suturaal Gambian yi ñu respect Gambians they getting paid because of the Gambians they getting paid because of the taxpayers money so war nañoo mun a teg Gambian yi place ba nga xam ne no amount of dukku dina tax nga sell your soul to the devil and that's one thing the police and the magistrate are doing in the Gambia kumba bu am ndey moo fi am ak kumba amul ndey te that is not good nañ bàyyi di separate Gambian si jël foreigner si teg leen si seen kaw doomi dëkka loolu mooy dox Gambia bribery bi di corruption lii mooy li nga xam ne moo ma soof Gambia ñun ñoo ko dégg ma ne ko ñun ñoo dégg Anti Ami na yëpp jee Anti Ami mu ne na yëpp jee na jee léegi Anti Ami lan ngay wax lu ñit xamul si yow comme ku la seetaan xam nga ne nekku ne ñëpp am Facebook wax ñu benn rek ñaar rek bi nga xam ne amuñ ko si yow balaa ñu tàggatoo nekku benn kersa la dama in real life dama dee ruus non gis naa loolu si yow ndax nekkuloo di xool caméra bi sax fu mu nekk nii moom mu ngi dooj caméra bi comme su ma toogee man kenn su ma néeg mun naa wax lu ma neex because nekkuma fa ak kenn waaye mu neewuma nit ñu bari te ku am yërmande laa tam ida nit ñi believe nañ ko or not su nit amee lu ko naxari duma dee xalaat sax foog ma dimbale mu duma gis nit kuy jooy te dama dimbale nit ki rek te yàlla tax moo tax ñi xamut nit ñi bul gis nit ki di wax wala muy jëfee nee na rek ba nga dëkkal ko fu mu dëkkut I am not what seems to be on Facebook in real life I'm just me I'm a mother, a wonderful mother for that matter. I'm a loving wife. I adore my husband. Foofu mu ñëwaat. Nee naa leen góor suma jëkkër again yàlla xam na ko luy góor ci kaw suuf maa fi gën jëkkër. Anti Ami. waa xaaral ma tagg suma jëkkër tam. waaw baax na taggal. suma jëkkër yaru na. am na diine. mandu na. tabe na. respect na doomi aadama. Masha Allah. téema am fii rek. cat laay bañ a ko sewte gaaw. cat am na ñoo xam ne moom dañ gaaw Anti Ami moo tax. non fii luxuskat sax mënu ci dara nañ noppale ko. yii. Anti Ami mu ne ngeen noppale ko. China laa jàngee karaat black belt laa am. man lu ma ree tey musuma ko ree si yaa fi toj bi Anti Ami lan mooy sa favorite food fii si Gambia yi. xam nga man nag li Gambien si di wax ay super ay plazas man ay like mbaxali gerte. ay like mbaxali gerte ak ceebu kecax mun naa koo def ndéewa añ reer. déedéet kay. bugguma duma lekka ndawal duma lekka ganaar. mun naa koo tooga de waaye duma ko lekk. doo ko lekk non but mbaxali gerte ak ceebu kecax is my favorite. Masha Allah. léegi ñu ñëw ñu tàggatoo waxtaan bi neex na Anti Ami su ma sañoon nag ma am la fi ba ëllëg ree naa fi day yomb torop day yomb na torop ree naa ba bugg a dee xam naa di ngeen wax ne waa tiida yaa fi toj bi rek de sérieux waaye tey moom ndax dama kontaan Anti Ami nekk na koo xam ne dama ko dee follow torop dama ko dee seetaan te dama dee jàngal lu bëri si moom dëgg la nag yenn saa yi mu génn tàngal tuuti na bu tàngee ma ne hi tey man xëjuma fi aar ma génn rek dem feneen waaye tamit gannaaw ay jaama Anti Ami nekk na koo xam ne ñu bëri dañ dee seetaan Facebook live ami te xam naa ne nu mu bon am na ñu si dee jànga dëgg la nekku ne ñëpp la dee like waaye at the end of the day tamit su ñëwee si dëgg tamit am na yoo xam ne da nga ko dee jàngal nit ñi te lu baax la léegi ma bàyyi la nga tàggatoo rek balaa man maay close
comme ni ñu koy waxee rek thank you so much for having me. gis nañ ne li ngi seen liggéey rafet na macha allah. liggéeykaay nag bu nekk dina am ñu baax ak ñu bon waaye Tida yow moom macha allah yal na yàlla laf cat. di wax ne kontaan naa si invitation bi. liñ fi waxtaan it am na solo bu wax ji rafetee nañ xam ne ci yàlla la. lu ci ñaaw nag ci ñun la te ñu ngi koy jéggalu di wax nit ñi ne nit du mat. di wax rek ne thank you so much. dëgg la naaj bi tàng na. waaye soxlaa ma ak borom comme da ngeen ma soxla woon. te ñu ne nee na fi nekk foog ñuy amalante jot. moo tax ma ne thank you so much for having me. jërëjëf programme bi am na solo torop. yal na leen yàlla jàppale. sponsor si nag wax leen ne maa ngi xaar ñaw bi ba tey. dinañ ñëw. Arms moo laa ñëw. Arms yow daal utal piis kool ma ne ma Tida suma piis baa ngi nii ma jël Arms andi ko ba sa kër. déedéet mu ñawal la wala Ami. bidiw te ñoom bidiw ñoo ma solal tey. waaye bidiw seen tay baas nu mu mel nii. bidiw ñoo def lii tey. waaye kii trending tamit ñu ngi fa kooku tamit ñaw rek lay def. bidiw vulgaire nañ de. bidiw nag moom sa tooma la tamit. déedéet man laaj naa saari daj itam de. waaw. Ami Njaay moo ñaw lii mooy bidiw. sa tooma la Ami bu bon amut. Ami bu bon amut moom loolu moom dëgg la ndax Ami suma magi bopp la wax naa ne Ami bokkuma ko kenn. maa moom man kese. Ami yëpp am caaj. ñun lu ñuy def rek day leer. waaw léegi Ami kon bidiw anti Amina Jaaja ngi nii sa tool. nee naa Ami bu bon amul pour ñun rek. Ami sista Ami nga ñëw ñawal anti Ami ñawal ko lu nice balaa mu dellu. yaa ngi fi delloo ngulu. maa ngi fi for about 3 weeks. waaw léegi dina la ñawal balaa loolu Ami dina la ñawal. su neexee yàlla Ami dina la ñawal. thank you Ami jërëjëf.